Lyrical rock music. If na ma góor yàlla su dur yee doomu yaayam jàppale ma lu ma joxoon yow nga jox ma Masha Allah sant naa la jox ma ndey ju ma ndey baay bu ma bàyyi man de gërëm naa la nit ku baax du ñàkk mu bëgg am ko nax la muy def ca xol ba. asalaamaaleykum ñu ñuy seetaan ci réseaux sociaux yi ñu leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii tey nag pour joxe ay cadeau pour bébé de l'année bi 2020 bi xamante ne ñu ngi ci première édition bi xamante ne Bargny initiative citoyenne jàppoo dimbalante moo ko organisé ak waa Croix-Rouge ñu defoon ci tamit ay marraines ak ay parrains marraines yi Waxaye Ndiaye la Kourogam Diouf Kabir Ndoye ak Abdoulaye Gueye léegi nag sans plus tarder dañuy ñëw commencer joxe kàddu yi di ñaan ñëpp ñu gàttal parce que fi ñuy teew nii du foo xam ne ni dañ fi yëkkati ay kàddu yu bëri léegi ñu remercier bu baax ñi xamante ni ñu jàppale bu baax a baax ñi joxe ci dons yi ñi contribuer waaye yàlla yi ñu ngi ñaan ñëpp yaa neen yàlla fay. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant maa ngi doore nuyu bi tamit ci ñi nga xam ne mooy le maire de la ville bi nga xam ne moo jiite commune Bargny di jàllale nuyoo bi ci ñi nga xam ne ñooy kilifa Bargny di chef de quartier yi di imam yi di notable Bargny kilifa Bargny yëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu itam ñi fi teew tey ci mbooloo mi Bargny initiative citoyenne fan yi yëpp ñu ngi fiy jaabante ne dañ fi bëgg a organiser bébé de l'année mairie de Bargny tamit ñoom tamit yónnee nañu fi ne tamit ñoom ñu ngi à l'écoute bu fi bébé de l'année amee bëgg a def seen participation kon ñëpp daal jóg pour jàppale Bargny jàppale njabootu Bargny ñu koy rafetlu lool waaw ci biir loolu maa ngi nuyu pour jeunesse citoyen Bargny initiative citoyenne monsieur Ba ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu représentante du maire Adja Ndeye Sawlu Gueye ak ñi nga àndal yëpp maa ngi leen di nuyu di leen dalal yéen ñëpp maa ngi rafetlu tamit initiative bi nga xam ne jël ngeen ko mu sedd sama xol lool bi ma xale oowee dama ci xale yi sama waa kër dama waa lan la man dañu am bébé de l'année kontaan ci lool ñoom it waaw lii yëpp daal ñu koy rafetlu xam ne li ko tax a jóg rek mooy bëgg seen dëkk bëgg seen développement dëkk bëgg seen santé dëkk jëm ca kanam waaw loolu nag mu nekk loo xam ne maa ngi koy saluer bu baax a baax di ko rafetlu ah li ma ciy dolli mooy maa ngi gërëm di sant personnel bi may liggéeyal muy sage-femme muy ASC yi kenn ku nekk sa la nga nekk yaa ngi siy jàpp pour liggéey bi mën a jëm kanam liggéey bi mën a rafet mën a sell may gërëm tam CDS bi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal muy comité de développement sanitaire ma xam ne tamit moo ñoo ne suñu ginnaaw di ñu jàppale fii ci liggéeyu maternité bi kon képp ku ci def sa loxo ñu ngi lay gërëm di la sant ba fu mu amul àpp xale bi tamit tey nekk bébé de l'année di doomu Anta Fall bi ñu ngi koy ñaanal mook yaayam ak waajuram yàlla na yàlla def barke ci xale bi yàlla guddal fanam yàlla def ko muy xale ba nga xam ne dina nekk ci xale yi nga xam ne ay tànneef lañ ak mboolem xale yi fi juddu yëpp waaw xale yi fi juddu yëpp ñu leen ñaanal yàlla année 2020 bi daal yaa naka yaa def muy année jàmm année salaam année sutura ak yokkute ci biir Bargny gépp nag waaw ndax xale yi fi juddu Bargny yëpp seen bàjjan lañ Bargny yëpp seen papa lañ ñii seen maam lañ donc c'est la même famille donc daal ñuy rafetlu lépp waaw li ma ci bëgg a yokk rek mooy Anta Fall bi Anta Fall dafa nekk exemple parce que li ñu soxla sax jigéen wérul def na ko def na ñeenti visitam ba mu mat te loolu laa njëkk a vérifié ñeenti visites yi mat na def na ay analyse am
naan na garab yi prévention yi jël ay feeram lépp matal nag macha allah bi mu matoo tam ñëw na maternité ñu teel ko jël en charge suivre travail ba ca pandaw ga yàlla def 0 heure pile xale ne bi premier pétard bi ne tël ak bi doom ji judd benn la ñu alhamdulilah rabbil alamin yaa ne si ak wér topp mu da toppatoo boppam bu tuddee ba ca ëllëg sax mu ñëw ñu xoolaat ak xale bi góorgóorlu toppatoo doomam ñàkk yi ak toujours ku jot continuité la jàll ci ñàkk yi ak yeneen donc daal kontaan naa. merci beaucoup jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di tàmbali di wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax si bu ñu mayee ñu mën a fekkee xew-xewu jàmm bi xew-xew bi nag mooy bébé de l'année 2020 moom la Bargny initiative citoyenne fas yéene jëmmal fii mu Croix-Rouge mais dañ leen di wax si njëlbéen que ne xalaat bi jógewul si Bargny initiative citoyenne xalaat bi si Croix-Rouge de Bargny la jóge Boos Diagne moo ma gis daaw ne ma seen association bi kenn da ngeen di yëgul si citoyenneté fexe leen ba Bargny ngeen jëmmal fii bébé de l'année donc ñu ngi gërëm Boos si xalaatam boobu xalaat boobu moo jur li tey ñu ngi koy gërëm di ko sant di sant waa Croix-Rouge parce que ñoom seen loxo si biir Bargny ñëpp gis nañ ko bu ñu weesoo loolu nag ñu ngi gërëm suñu kilifa yi fi teew muy représentant maire bi madame Niang te ñëpp xam nañ ko aussi si taxawaayam si xale yi parce que aussi jàngalekat la donc ñëpp xam nañ Tata Ndeye Sawlu loolu yàgg na kon bu ñu ko fekkee fii dañ ko fekk si place boo xam ne war na fa toog ñu ngi aussi nuyu Tata Ndeye Seck suñu yaay la parce que mooy suñu yaayu marraine Roxey Ndiaye Roxey Ndiaye nag man ak moom ay promotionnaire lañu dañu bokk ci Abdoulaye Sadji bokk classe donc ñu jagleel ko bés bi mu mérité ko donc ñu ngi ko si ndokkeel aussi si ndokkeel yaayam aussi si jàppale mu ko jàppale ñëw teewal ko fii di aussi gërëm Ablaye Guèye bi nga xam ne moom mooy beneen parrain bi moom li tax ñu pare na ko ñaari mbir la benn bi dafa bokk si association bi nekk xale farlu am taxawaay ñaareel bi aussi ñëpp xam nañ ne papaam muy kaasa li mu liggéey si wàllu wér-gu-yaram si Bargny kenn du ko natable donc ñu ngi koy ñaanal fu mu nekk yal na ko yàlla dooti yërmande loolu moo tax ñu beral kaasa Ablaye Guèye mi donc parrainage beneen marraine bi di Koura di sama rak nekk exemple pour xale yu jigéenu Bargny pour avenir u Bargny donc ñun ñu am yaakaar si moom lool bëgg tamit wan xale yi ne nekk jigéen te réew nekk koo xam ne modèle lay doon donc Koura loolu moo tax ñu tànn ko keneen ki di Kabir Ndoye Mohamed Kabir Ndoye vraiment gisu leen ko fii c'est le modèle de l'humilité maanaam nit koo xam day jëf te du wax moo tax feeñul fii bu ñu ko waxee daf ko rafetlu ne ma grand lu ngeen nekk maa ngi si fu ngeen toll wax leen ma sama loxo dina ñëw mais man doo mën a teew donc ñun Daouda Gueye mi moo ko teewal ñun aussi ñoo ko teewal parce que vraiment ñoo moom ñoo bokk liggéey bi donc loolu mooy ñaari marraines yi ak ñaari parrains yi nga xam ne ñoom la ñu tànn pour ñu jëmal bés bi te ñu ngi leen di gërëm vraiment ndax taaral nañu bés bi lépp loo xam ne nekkoon na seen taxawaay def nañ ko wàccoo nañu ak li ñu waxoon kon vraiment ñu ngi leen di gërëm fu ngërëm yem si turu Croix-Rouge ak turu Bargny initiative citoyenne ñu ngi gërëm tamit mairie bi parce que bindoon nañ leen bataaxal wax ne leen dañuy organiser bébé de l'année te comme ni ma ko waxee seen représentant teew na fi mais aussi seen loxo teew na fi donc loolu aussi ñu ngi koy rafetlu di leen ñaanal aussi ak yeneen parrains yëpp ñi nga xam ne ak yeneen bonne volonté yi nga xam ne ay waay yàlla ñoo xam ne dugal nañ seen loxo te bëgguñu ko tudd seen tur ñu ngi leen di gërëm bokk na si am ñoo xam ne xam naa leen docteur Fallou Mbengue dugal na si loxoom soxna Salimatu Diagne Seck dugal na si loxoom Aïssatou Aziz Gueye dugal na si loxoom madame Pouy dugal na si loxoom ak ay membres association yoo xam ne ñoom guddeeg bëccëg ñu ngi si Bargny initiative citoyenne nag comme Alioune Ndiaye jotu si dugg kuréel la goo xam ne Bargny képp ñoo ko bokk ay doomu Bargny ñoo ko xalaat taxawal ko ñu dénk ñu rek pour ñu doxal ko ab diir xëy na balaa ab diir aussi dina am yeneen nit ñoo xam ne ñëw jiite ko kon ñun dañ fi nekkandi rek pour doxal ko pour le moment li ko tax a jóg nag mooy lépp loo xam ne waa Bargny soxal na leen mu jëm si wàllu wér-gu-yaram wàllu njàng wàllu seen dëkkuwaay ak wàllu économie locale bi ñu dugal si seen loxo
daaw amoon nañu programme bu mag boo xam ne moom lañu defoon muy rénover centre de formation professionnelle MP macha allah yàlla def na loxoy bari ñëpp dugg nañ si ba école bi am na beneen jëmm te lu ñu si bëggoon mooy yeneen acteur gis nañ loolu ñu doon def ba dugal nañu seen loxo ba ministère bi si boppam bind nañu lettre remercier ñu suñu taxawaay donc nag loolu la doomu dëkk defar dëkkam warul xaar ndax man fal nañ ma wala faluñu ma wala fii laa bokk wala bokkuma fi boo bokkee si dëkk bi daal si dëkk bi nga bokk da nga war a defal dëkk bi donc loolu la ñuy invité waa dëkk bi yëpp lii nag suñu ñaareelu projet moom mooy pharmacie kii bi ñu nekk nii nu mu tëddee maternité bi jëkkoon nañ fi ñëw waxtaan ak madame Guèye parce que ñun si suñu programme bokk na si rénover maternité bi loolu nag liggéey bu méttee métti la liggéey bu ñu war a waajal di si laaj waa Bargny yëpp ñi nekk si biir Bargny ak ñi ne si biti parce que tey rek ñetti xale juddoo nañ fi waxuñu yeneen jours yi kon wane na ne fii mu ngi dund mais kër gi ku fi dugg boo ko visité yëpp ba génne dina am lu la metti sa xol parce que yelloowul ak Bargny waa Bargny nag ñoom ñoo war a am taxawaay bu mat pour defar seen dëkk nag mën na jaare si vraiment lu ñu leen di woo parce que le 5 janvier la ñu bëgg a lancer projet de rénovation bi gëstu nañu li nga xam ne moom moo fi manqué yépp waxuñu ne mën nañu matal yépp waaye nag dinañu jéem ba fa suñu kàttan toll ñu def li ñu si mën a def mooy vraiment defaraat ko ba ku fi dugg xam ne fii maternité la loolu mooy suñu yéene nag la ñu am mais li koy mottali mooy doole waa Bargny donc ñun lii prétexte la woon rek bébé de l'année pour ñu indi nit ñi pour ñu jaale si réseaux sociaux message bi ba nga xamante ne projet bi taxaw na lu mu bon war nañu mobiliser fukki millions lu mu bon pour def ko si maternité pour mat jëmm parce que ay xale ñoo fi juddu muy yaakaari dëkk bi donc bu fekkee yaakaar dëkk bi fii lay juddoo kon war na niroo barab boo xam ne mën na teeru doomu aadama donc waa Bargny yëpp ñu ngi leen di woo ñu jàpp si am na benn association bu nekk Italie ñu koy wax ASBI association des Bargnois d'Italie ñoom aussi am nañu yéene boobu ñun commencé nañu waxtaan ak ñoom pour xool nañu lañu boole suñu doole keneen ku ñëw tamit bunt yi ubbeeku na gis ngeen xalaat bii du suñu xalaatu croix rouge la mais ñun dañu ànd croix rouge rek pour jëmmal ko donc du question ne ñun ñoo ko fi def waa Bargny ñoo ko fi def ku fi dugal sa dërëm ak sa doole pour mu sotti man nga jàpp ne yaa ko fa dugal la ñu def CFP waa Bargny yëpp ñoo si jàppoon Bargny yëpp ñoo mobilisé woon plus de 2 millions de francs CFA pour ñu mën ko rénover génn sama poste génn poste Aliou Ndiaye poste waa Bargny yëpp la génne ak doole waa Bargny loolu la ñuy ñaan pour fii nga xam ne moom mooy maternité bi nit ñi xippi seen bët xam ne maternité bi fi mu toll tey nekk na situation boo xam ne du situation bu jaadu du situation bu yello si Bargny kon waa Bargny yëpp nañu ñëw jàpp si pour ñu rénover maternité bi loolu mooy principal message bi donc ñu ngi gërëm ñëpp nag di jéggalu si kàddu yi di ñaanal xale yi nga xam ne ñoo fi juddu si at mi 2019 yëpp ak xale yi nga xam ñoo fi juddu 2020 ak ñi fi juddu si yëpp yàlla aar leen yiir leen sàmm leen def leen ay tiitaru Bargny wasalaam. bañ initiative citoyenne fës si liggéey bi dafa fekk ne waa Croix-Rouge ñoom ñoo oyof ba may ñu am opportunité gën leen xër si affaire bi mais taxul loolu idée bi comme ni mu ko waxee Boss Diagne moo ko am wax ñu ko ñu ne ko noonu dañ si taxaw ñun ñëpp nuñ ko mënee mu ne noonu doon ko defee baax na moo tax da ngeen di gis sax ñun bañ initiative citoyenne mais Croix-Rouge ñoo am idée bi ñu ñëw jàpp si ànd si ba mu taxaw te comme ni mu leen waxee sànq le 5 janvier incha allah centre socio-culturel El Hadj Ndiouga Dieng à 15h30 dañu bëgg def lancement projet maternité bi comme ni ñu fa waxee maternité bi am na benn état bu mu nekk boo xam ne tamit bu ñu sañoon mu am lu raw loolu parce que Bargny fi mu nekk yegg nañu ba ay 70 000 habitants tey ñu ngi doon calculer am benn bébé de l'année mais gis ngeen ci am nañ si ba ñaar ba ñett ba lii macha allah yàlla na gën a yokk léegi nag yooyu nag pour mu gën a yokk tamit day ñaan tamit conditions yi tamit mu mën fa teew moo tax ñu ngi woo waa Bargny yëpp le 5 janvier centre socio-culturel El Hadj Ndiouga Dieng pour lancement projet maternité bi yéen ñëpp ngeen mën si jàpp comme ni ngeen jàppe woon si EMP ngeen ñëw jàpp si kii bi ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp tamit si participation yi. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ak ñi ci biti maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen ñaanal yàlla ci at mu bees mi yàlla may ñu wér ak wérle fekke ak tal ak mucc may sant yàlla lu bëree bëri maa ngi nuyu kilifa Bargny yëpp nag ñi teew ak ñi teewul maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu madame Guèye Dégène bi nekk maîtresse sage-femme mu maternité bi
gis naa ne y a beaucoup d'émotions dans l'air ndax maternité bii ñi fi juddoo bari na maternité bii xam naa ne yéen Bargny initiative citoyenne maa ngi leen di remercier au passage di kontaan torop ci seen initiative bi xëy na lu ma yëgul woon torop la waaye comme yëg naa ko alhamdulilah ndax ñun loolu rek la ñu bëgg ku ànd ak ñun jëf ci dëkk bi def si dëkk bi am taxawaay ci dëkk bi comme nag suñu njaboot la ñu fi tudd ñëpp suñu njaboot la daanaka yéen a ngi am initiative bu jog dox seen ay tànk féetalew leen ko fii féetalew leen ko fële lu dul rek bëgg seen gox te di defar seen gox pour mu avancer man ànd naa ak yéen ak 100% waaw may wax ne y a beaucoup d'émotions dans l'air ndax ñi fi juddoo bari na xam naa ne di ngeen seet xool ñaata naissance moo am fii de telle année à telle année de telle année à telle année te li ko firndeel tey mooy 3 bébés yi ñu am la ñu wax je crois 3 bébés 5 bébés yi fi am tey ngay séentu benn nga am 5 loolu wan na vraiment démographie bi que dëkk baa ngi yokku daal may ñaan rek yàlla may ñu wér di ñaan xale bi fi juddu yàlla may ko wér ak kàttan ak waajuram ak ñeneen ñëpp ñi fi juddu ak ñi ci topp ñoo ngi leen di ñaanal wér ñuy ñaantam loolu ngeen sumb mébét ko yal na leen ko yàlla man loo ba kenn du xool beneen clinique ci biti kenn du xool beneen hôpital ñëpp di yem ci Bargny dem 10 minutes nga ñëw am sa bébé ci santé def sa li nga war a def yëpp dellu sa kër man loolu ça a toujours été mon souhait xëy na nag yàlla dina ko jaaral ci seen loxo ba ñu mën a am loolu ndax dëkk bu ne ña fa dëkk ñoo koy yokk ñoo koy avancer waa Dakar waa Yoff waa feneen duñu ñëw di avancer Bargny waa Bargny ñoo mën a avancer Bargny ñoo ko mën a yokk dañ ne li mu saf ka macca ka xam ñun ñi fi dëkk di fi yeewoo vraiment lu fi yokku ci ñun la yokku lu fi yokku tam ñun ñoo ko war a yokk nañ gën a am takku nañ gën a am taxawaay ci li ñuy def deuxièmement bi mooy maa ngi dox tànku représenté monsieur Guèye Abou Ahmed Seck le maire moo ma woo démb yàkkamti ne naa préparé loo pour bébé de l'année ma daal di def loolu am kontaante torop ci jéego bi ma dox ci loolu ba egsi fii ndax daanaa ko def man rek sama initiative personnelle indi bébé de l'année muy lan man xale yi saa yi ñu ayee ma aye xale yi saa yi ñu xewlee ma xewle loolu mënuma ci dara lu ma topp la ba may xale ba ni ma yàlla dugale 1987 ma nekk ci mbiru xale ba ñu confier ma commission wu protection de l'enfance kon nag fu xale yi ayee rek damay sentir ne dama war a jóg ànd ko ak ñoom bu ma fi romboon sax te kenn yëgalu ma damay ñëw laajte dugg ñëw teew ndax yaay laa te man xale yi rek laa àndal bëgguma woon sax grandir dama bëggoon rek continuer nekk xale waaye nag noonu la àdduna mais kontaan nañu torop ci place bi ngeen ñëw di occuper Idrissa Ba ak ñi nga àndal ñëpp ku lim da ngay juum kontaan naa torop ci seen tànk bi bu ngeen ma miinoon xam ne loolu rek laay wax loolu mooy sama waxtaan ay jeunes yu jóg am initiative takku taxaw pour lu yokk dëkk bi waaw may nuyu Adja Ndeye Seck sama xarit Roxee Njaay bi ñuy wax marraine bi maa war a yenu valise bi su ma xamoon ne mooy marraine bi maa yenu valise bi indi ko fii ndax sama doomu nijaay la Koura sama doom la Ablaye Gueye sama doom la ak ku ñu fi tudd encore dafa mel ni daal li ngeen boole yépp kan la Kabir Ndoy sama doom la di wax ngeen Aïssatou Aziz Gueye kon nag ñunu neen la kon li fi am yépp lu rafet la li fi daw yépp lu rafet la maa ngi remercier ñépp maa ngi ànd ak Rosalie Sané nag man moom xaw ma bàjjen la xaw ma relais la xaw ma daal meeru Bargny la xaw ma lu mu doon waaye daal ñoo ànd di dox tànk yi ba egsi fii maa ngi leen di remercier yéen ñëpp maa ngi kontaan si yéen ñëpp maa ngi kontaan ci madame Degen saa yoo ko fi fekkee vraiment di nga fi am li nga bëgg am sutura am teraanga li ma gën a neex nag mooy valise bi sama koñ lay dellu ndax ki am bébé bi sama dëkkandoo la 3 maisons moo ñu séparé kon vraiment cadeau bi mën ngeen ko defal maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm monsieur le maire aussi ci confiance bi mu am ba jox ma mission bi pour ma ñëw dox si ka jox na ma lu ma bëgg jox na ma loo xam ne vraiment dafa ànd ak man maa ngi leen di remercier yéen ñëpp lu ci dëng nag ci man la mais dama am émotion torop ci bés bi ak taxawaay bi maa ngi leen di gërëm di leen sant. donc loolu c'est une nouvelle de plus Kër Manatou am na benn place bu koy xaar quoi bébé am na place foofu Kër Manatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax madame Nia par rapport ak sa teewaay
en même temps tamit ñu ngi lay jaajëfal en tant que conseiller municipal et représentant du maire de la commune de Bargny. Nous vous remercions très sincèrement par rapport au don qui est un don très important et transmettez nos sincères remerciements au maire de la commune de Bargny. léegi boo la gisee lu mu wax yëpp presque tënk na moom par rapport ak liggéeyam ak ni muy wootee pour waa Bargny ñu ñëw ñu liggéey ci dëkk bi. donc loolu tamit c'est quelque chose de très important loolu lañ bëgg quoi waa Bargny fu ñu mënta nekk ci àdduna ñu woo leen pour ñu ñëw ñu jàppale ñu defar Bargny ak lu ñu mën amuñu dara nag mais lu ñu mën ñu ngi ci woo ñëpp pour ñu ñëw jàpp ci quoi te bëgg nañu daal le 5 janvier incha allah bu ñuy tàmbali affaire bi ñëpp ñëw teew gis situation maternité bi parce que mën ñu ko fi wax mais le 5 janvier ñu mën a am temps gis situation maternité bi exactement ni ñu ko liwee def publication bi ñëpp gis ko comme ça ngeen gis ne 10 millions la ñu wax 10 millions la ñu wax muy fukki millions pour liggéeyaat fii yëpp mais boo leen xoolee ba xool 10 millions sax day tuuti te ñi fi dugg rek tey wane nañ ko quoi léegi ñu leen di jox le 5 janvier comme ça ñu mën a wax foofu gën a élargir suñuy waxtaan ak yëpp te ñu ngi ñaan tamit ku ci am xalaat ak idée boo xam ne nii mën na tax li jëm kanam ñu ngi say woo pour nga mën a ñëw jàpp ci association bi tamit. di remercier waale bu baax tamit waa Croix-Rouge ne fàtte ñu leen Croix-Rouge de Bargny merci seen taxawaay. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. di nuyu waa Bargny yëpp. di nuyu monsieur le maire di ko jaarale ci loxo madame Niang ndax ku dugg ci dëkk kat maire moo lay dalal. di nuyu madame la sage la maîtresse sage-femme di nuyu ñi ci maternité bi yëpp di ko jaaree ci loxo képp ku fi liggéey ku fi am doom ak seeni jëkkër yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sargal di nuyu waa association bi ak Bargny initiative citoyenne ak waa Croix-Rouge. Idrissa dama lay seedal tuuti ci Croix-Rouge Croix-Rouge mësuñu tàyyi ci ay initiative citoyenne ci Bargny suñu la woowee tey rappeler la ce geste noble muy bébé de l'année loolu dafa mës a nekk seen liggéey man mii taxaw fii interpellé nañ ma à maintes reprises ci seen liggéey muy lu ma mës a neex ma di leen ci jàppale. di ñaanal bébé yi fi juddu yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér may ko seen wayjur ba ñu fekk seen njëriñ bébé yi yàlla na ñu indi naataangi ci seen biir famille dañuy wax doom ju nekk dafa am lu muy indi bébé yi fi juddu tey tax ñoo jóg yàlla na ñu indi naataangi ci seen biir famille ah Idrissa li nga def rafet na mooy li nga nekk rek dëggal ci yow boo waxee initiative citoyenne ci dëkk fépp fu citoyen nekk dëkk bi da nga war a jokkoo ak moom di wax ak moom di jëf ak moom maa ngi leen di suivre parce que maa xaar dafa naa bokk na ci ñi créer association bi ngeen àndoon di liggéey bu rafet ba mu dem démb rek laa koy input mu ne léegi bàyyi naa parce que dëkkatuma ma ne ko déet loolu mënu tax a bàyyi ñàkk dëkk foo toll yaa ngi ci association bi li nga liggéey na nga ko war a liggéey ah maa ngi leen di ñaanal yàlla yéen ñëpp ñi fi nekk ci association bi di leen ñaax tuuti bu leen geesu ci seen gannaaw Bargny neexu la liggéeyee te ni ngeen jógtee lu am solo la ay association jox nañ fi ba tàyyi mais jéggiwuñu tànk te yéen it yàlla def na commencé ngeen par EMP enseignement moyen pratique la ngeen fa def am solo bu ngeen jubloo ci maternité mooy yéen a ngi xool vraiment lii essentiel ci dëkk bi ngeen taxaw ci bu ngeen dëgluwul kenn taxaw ci seen taxawaay avancé bañ a xool seen gannaaw yàlla ci boppam moo leen di jàppale yàlla leen yàlla jàppale ci li ngeen nekkee man dama bëgg ku bëgg dëkkam dinaa leen wax benn anecdote bi ma retraité dañu ñu woo parce que man matoon nañu une quinzaine ñi dem à la retraite ñu jox ñu xaalis ñu ne ku ne na dem liggéey man ma ne Bargny laay liggéeyee li
sama morom yi di ma ñaawal man leen mais man Bargny laa dëkk bien que je suis à Dakar mais li ma am Bargny laa koy yóbbu ma ñëw ubbi benn restaurant ci tali bi bu am solo muy laxukaayu nit ñi ñu ciy liggéey ma xëy tase ak sama benn moroom comme ni Roxa Njaay nekk sa moroom mu woo ma ne ma waa yow dégg naa amulaa laa la def ndax ubbi fi ab restaurant ma ne ko waaw Bargny ñun ñi fi dëkk bu ñu fi investirul kan moo fi investir jàmbur yi du ñu jóge fële ñëw di ñu ko defaral de ñun ñoo war a taxaw defar suñu dëkk donc yal na leen yàlla jàppale ci li ngeen def man de ku ma xam ak képp ku ma jur di ngeen taxaw nii dina ànd ak yéen di ci taxaw heureusement que yow Roxa Njaay sa lépp la yéen a àndandoo maase defandoo yëpp dafa jàpp mais moom moo waroon ñëw ma am fierté lool pour ñëw parce que man ba ma nekkee ci initiative loolu moo ma tax a nekk conseil municipal nekkuma politicien pour ñu def ma conseil municipal non 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 dama fekk ci initiative citoyenne may dimbali sama morom bu jigéen ñi ba loolu fekk ma fi conseil municipal fekk ma ci biir parce que man dama daan xëy le matin di jóge Bargny di liggéeyi Dakar chaque jour oto bi may dugg ay jigéen a koy fees ba mu ay jigéen ñoo ci nekk ba mu fees ñu yor seen pañe kecc ak seen yëpp di jaay ji Dakar mu nekk lu ma marqué bi yàlla dogalee ma jóge fi ma ne woon dem Crédit Agricole muy une banque sociale pour loolu ma taxaw si jigéen ñooñu jariñu ci continuer seen liggéey loolu moo ma indi ma nekk conseil municipal moo tax man sama conseil municipal je le dis haut et fort du politique ku ma dugal ci politique damay bañ damay lànk ci politique bu maintenant politique bi am léegi dafay lànk je continue à faire du social te loolu moo am solo ku nekk sa dëkk da ngay jàppale nit yi li nga man li nekk à ta portée dañ ciy jàppale nit ñi yal na leen yàlla jàppale Idrissa yal na leen yàlla jàppale ci lii lépp lu ngeen sumb rek yàlla na ci yàlla jàpp ak ñëpp fu ngeen bu leen am kenn ku ngeen di lii c'est demander c'est dire oui ou non loolu rek moo fi am mi ngi nii kaay bokk dinaa bokk wala duma bokk loolu rek moo am sa lu rayul kenn il faut le faire c'est très important asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di jaajëfal suñu maire Ndeye Seck si kàddu yu rafet yi mu wax par rapport ak ñu mari ne doomam en premier deuxièmement li mu liggéey si Bargny troisièmement tamit li xamante ne xool na ko gis ko xam na ne kat lii Bargny du ñu kase ñoo soit nga nekk Dakar wala nga nekk fële warul tere yow nga war a mën a bàyyi xel ñu nekk fii war na leen wax xam ñu appuyer leen te en même temps sax li ma si gën a neex mooy même bu fekkee ne nekkul conseil municipal mais dañuy jàpp toujours ne conseil municipal parce que loxoom ba léegi mu ngi koy def si Bargny loolu rek ñu la koy remercier man si ñi nga jàppale si la bokk maa ngi si remercier bu baax au passage bien vrai que bokku fi sax mais entre parenthèses dama la ko officiellement jaajëf yaay taxaw nga ma bu baax a baax su ma mënee wax fii tamit am nga si wàll. Sans plus tarder dañuy jox kàddu waa Croix-Rouge boo la gisee nag moo jox suñu yaay yi ñu joxe kàddu au nom de le représentant après ma teg si Croix-Rouge mooy ñoom ay modèle lañu te seen image dafa rafet trop si Bargny te yàquñu fi dara moo tax fi mu nekk nii nag ñu ngi jox ñi xamante ne nii ñu amoon idée bi te ñoom seen liggéey mosul yàqu si Bargny defar rek la ñuy def te li ma si gën a neex mooy dañ koy def te yàlla tax moo tax ñu ngi remercier Boss Diagne ak équipement bi ñu àndal yëpp 1P bi ñu koy liggéey métti woon na trop mais ñoom jàpp nañ si ay lamaan ay yenn association ñu ngi leen si remercier bu baax mais Croix-Rouge moom seen liggéey Bargny moom yàlla leen ko yàlla fay. bon salaamaaleykum waa Bargny salaamaaleykum sama yaay yi ma fekk ak tonton Idrissa Ba bon de passage man maay Serigne Abba Seck je suis le représentant de la Croix-Rouge en même temps aussi je suis le responsable chargé des jeunes ànd ak sama naataango Aïssatou Seck bon ñun amuñu lu dul Bargny la ñu am Bargny la ñuy tiitaroo malgré que juddoo ñu fi mais fii la ñu am parce que
suñu lépp fii la suñu famille lépp fii la bon de passage lii ñun on a pas mal d'idées yoo xamante ne mu ngi suñuy bopp mais on n'a pas les moyens dañu koy wax on n'a pas les moyens bon du ñu def aussi tamit lu dul di gërëm Idrissa Ba parce que saa yu ñu soxla ñu uyu ko ñun aussi tamit saa yu ñu aussi lépp loo xamante ne nii Bargny dañ koy xalaat pour lu jëmale Bargny kanam des fois ñu interpeller ko ñu ne ko ah tonton Idi ñun am nañ temps bon moom tamit du taayi fenn dañu si taxawu bañ na ko ba dañuy yor ay camaraderie maanaam des sections jeunesse boo xamante ne ñu ngi leen di encadrer au niveau des écoles à partir de 7-8 ans ba 15 ans ba suñu génération ñoom bos parce que ñoo ñu taataan teg ñu si yoon aussi tamit duñ taayal aussi tamit li nga xamante ne mu ngi si ñun ñoom ñoo ñu ko soloon ñun loolu lañu fas yéene jëmbat di ko sol xale yi ba aussi tamit ba ni ñu fiy jógee ñu ngi école Seck Gueye ñu ngi école Ndiolmane ñu ngi école Daaru parce que actuellement foofu lañu si yow ak instant bi ñu toll nii 3 camaraderies yooyu moom la ñu am mais bëgg nañu élargir si yeneen écoles yi pour que écoles yi ñëpp mën si jàpp aussi tamit Bargny ñu mën ko du question aussi tamit que si école yi kese la ñuy yem parce que am na si ay xale yoo xamante ni jànguñu école mais ñu ngi leen siy xëcc parce que Croix-Rouge dafa am 3 volets volet jeunesse boo xamante ne c'est pour les encadrements pour camaraderie maanaam li nga xamante ne mooy suqal xale yi ñu pour yee seeni xel pour investir leen ñu tàggat seeni xel andi leen pour parce que am na xale yoo xamante ne dañuy réer dañuy égaré léegi loolu ñooñu lañ bëgg andiwaat leen dans la société am nañ aussi tamit côté boo xamante ne c'est côté typiquement secourisme maanaam loo xamante ne si ndimbalu secourisme la si la ñuy dox am aussi tamit si beneen volet boo xamante ne c'est volet social mooy actuellement volet bi nga xamante ne moom la ñu nekk. na trop kontaan nañ si trop balaa may jox sama yaay Koura Diouf dama leen di bëgg a fàttali ne association bi nga koy tàmbali ay doomu Bargny ñoo am xalaat boobu Ablaye Gueye bu nekk France moo amoon idée bi ñu ñuy nekk fii boo leen xoolee ñun ñi ay jeunes lañu ñun ñoo ko tax ba mu yegg fii waaye suñu gannaaw am na ay ñu bëri ñu fi nekk ñoo xam ne nii bëgguñu feeñ sax moo tax ñu ngi leen di remercier bu baax équipe bi nekk ci gannaaw yépp ñu ngi leen di remercier bu baax di kontaan bu baax ci liggéey bi comme li ko waxaan sax rek mooy Mame Xara muy Ablaye Gueye ñoom dañu am contrainte nee naa ay tàppale la ñu dañoo daw quoi ay tàppale lañ dañu am contrainte moo tax ñu excusez wu mais on le comprend et on l'accepte et nous les accueillons ils seront toujours dans l'équipe pour ñu yeggali kàddu yi maa ngi jox sama yaay bu ndaw la nag quoi parce que sonal naa ko trop et ñuy kontaan trop biñ ko falee marraine parce que tamit engagement am ak liggéey bi muy liggéey tax na ñu jox ko distinction boobu nekk bëgg nañ daal première édition bi ñu tuddee la marraine ñu boole la ci marraine yi xamante ne nii gis nañ ne xale wax na mën na roy ci yow te tamit yow tamit sa jëf yi ngay jëf wax nga ko mën a def ci dëkk bi ba ñëpp gis ci seen bopp. Merci beaucoup Alioune Ndiaye ma tàmbali nuyu monsieur le maire Gaye Abou Ahmed Seck à travers sa représentante madame Ndeye Sawlu Gueye nuyu le président de l'association Bargny Initiative Citoyenne à travers son président monsieur Idrissa Ba mu yóbbaale géew képp kuy yëngatu ci association bi may nuyu aussi sama ay naataango parrain ak marraine ñi nga xamante ni ñoo bokk bés bi su ma ci tuddee suñu wéyjur Ndeye Seck tudd nañu ñëpp mu yóbbaale géew bépp parrain bu fi nekk ndax ni ko Ndeye Sawlu waxee léegi suñu yaay ñun ay mbokk kese fi daje donc kon moo tax daje bi dafa war a neex may tàmbali sama kàddu di ndokkeel bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey fii ci maternité bu Bargny à travers la maîtresse sage-femme di leen jaajëfal ndax ay jigéenu jàmbaar lañu umpul benn Bargnois ne que dans des conditions précaires la ñuy liggéeyee
mais terewul satisfaire les femmes de Bargny mooy nekk seen levier kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal bu baax di ndokkeel aussi parents yi nga xamante ne ni ñoom ñoo am gan di ñaan gan yi fi juddu muy ay bébé yàlla nañu nekk mbégu Bargny yàlla nañu ànd ak naataange ak jàmm ju sax pour Bargny di ndokkeel ñëpp nag ci at mu bees bi nga xamante ne moom la ñu dugg dañuy sawar bu baax ñëw fii en tant que marraine pour participer à cette fête des femmes et des enfants damay wax ne ñun suñu nekkee Bargny mënuñu nekk lu dul ay doom quel que soit grade bu ñu am par ailleurs suñu duggee Bargny ay doom la ñuy doon ndax bu ñu génnee dañuy bëgg ñu nangu ne ñun ay doom yu Bargny lañu yu nekk Dakar yu nekk Europe et cetera donc ñun dañuy am mbégte lépp loo xamante ne day jëmale Bargny kanam surtout di ko jaarale ci jigéen ñi dañu ciy sawar bu baax a baax mënuñu dara mais li nga xamante ne mooy teew mooy as tuut dinañ ko ci ñëw def pour accompagner initiative yu mel nii parce que bu Bargny initiative citoyenne amee idée bu mel nii ànd ci ak la Croix-Rouge may remercier bu baax sama frère Boss Diagne dañuy waxtaan lu bëri dañuy teg ay projets yu bëri ñu mat a déglu la ñu yaay booy ñu mat a bàyyi xel lañu parce que ils ont un grenier de projets mais malheureusement les moyens ne suivent pas heureusement que ñu mel ni Bargny initiative ñu ngi fi lëkkale seen ay doole jàngat bi ñu ci war a njëkk a am nag mooy kenn mënul demal sa bopp politique kese mënul def lenn mouvement associatif kese mënul réussir il faudrait que bu politique jotee ñiy bëgg ne dañuy politique ñu dem politique yi mais su weesoo nañu joxe te suñu ay doole parce que Bargny moo nekk au-dessus de nos appartenances partisanes et ci kaw loolu may invité képp koo xamante ne Bargny ñor na la nga rejoindre Bargny initiative ci liggéey bi nga xamante ne sumb nañ ko parce que bu ñu bëggee réhabiliter la maternité de Bargny jigéen ñi la ñu ko defal ndaw ñi la ñu ko defal te defe naa jigéen ak ndaw ñooy avenir u dëkk donc comme ñun Bargny kenn duñu ko defaral ñun ñoo ko moom ñoo koy defaral suñu bopp lépp loo xamante ne infrastructure la muy maternité muy école suñu ay doom war fa jàngee dañu ci war a xar suñu ay tànk tubéy ba mu mucc ay ba duñu ñeetaani kenn en tout cas ci remarque boobu laay oo ñëpp ñu solidariser wu avec le Bargny initiative di leen remercier di wax ne Bargny ku fi bëgg a liggéey nag doo bañ moo ne pourtant c'est-à-dire il faut faire focus ci li nga xamante ni moom nga bëgg moom nga yéene boo ci amul jaajëfu nit ñi sax nga am ci payug suñu borom ñu ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla bu mu nekk suñu mujj daje yàlla nañu ko fekk ay at yu bëree merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu yéen ñëpp ñi fi maa ngi nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant voilà man Abdoulaye Gueye laa tudd doomu Kaasa comme ni ko nit ñi di waxee pour bañ a guddal wax bi voilà boo gisee sama tout d'abord damay kontaan ci honneur bi ñu ma defal def ma parrain ci bés bu mel nii voilà maa ngi remercier de passage tonton Boss Diagne ak grand Idrissa Ba ba nga xamante ne modèle la yàgguñu xamante mais modèle la quoi parce que nit pour mu nekk sa modèle day fekk ngeen bokk ay ondes yoo leen di dégager noo leen di gisee àdduna man jéemuma jël sama bopp fësal sama bopp ci kanam mais man su ma xoolee grand Idrissa Ba dama naan wax dëgg yàlla nag mën nga nekk un maire sans pour autant nit ñi nommé la voilà man nag noonu laa gisee sama bopp nit ku nekk mën a nekk maire ci place su liggéeyukaayam ci këram moo xam sage-femme nga moo xam enseignant nga mën nga nekk un maire mooy koo xamante ne dafa jug pour defal dëkkam te xaaru ci dara parce que monsieur le maire loolu lañ ko fi tege mais yàlla dafa def nag nit kese mënul liggéey dëkk voilà dëkk moom pour mu jëm kanam foog ku nekk andi li nga xam ak li nga mën moo xam doole la wala alal voilà te jàpp naa ne sax bu ñëpp booloo ku nekk fàtte sa bopp Bargny dina jëm kanam donc man loolu rek moo ma tax a jóg aw ma benn ambition pour nekk maire de la ville mais damay poursuivre sama carrière personnelle ba bépp Bargnois bu fëgg sama kër ma ne la sama doolee ngi nii sama xalaata ngi voilà boo xoolee nag Bargny initiative citoyenne fierté la ñu concocté ma parce que maa ngi woon ci yenn association bu tudd label ak association bu tudd Bargny suñu Bargny ma nekkoon secrétaire général engagé wu lool ci Bargny moo xam côté santé nan la ñuy def ba nit ñi gën a am accès à la santé côté éducation nan la ñuy def ba xale yi jàng côté entrepreneuriat nan la ñuy def ba femmes yi nekk ci kër yi di góorgóorlu ñu encadrer leen ba ñu mën a dimbali seen njaboot parce que xam nañu Bargny fii nii borom kër yu bari ay jigéen lañu. voilà jigéen ñi ñooy xëy booy dem Dakar comme ni ko Tandey Seck waxee sànq ñoom ngay bokkal oto ñu ne ci tataay ak yooyu yow da ngeen di xool nga ne ah wax dëgg yàlla kat sama yaay lu ma ko respecté woon benn dinaa ko respecté ñaar voilà man fajar gi su may xëy daal dama naan non jigéen daal wax dëgg yàlla moo yor réew moo yor àdduna voilà ba tax na daal
man daal maa ngi nii je suis disponible à toute sollicitation pour luy jëmale Bargny kanam voilà prétendre ma dara mais képp ku ma woo képp ku ma fëgg ak heure bu mu mënta nekk maa ngi nii je suis disponible voilà Bargny rek moo ma tax a jóg Bargny laay sagoo fu mu mënta génne parce que d'habitude damay génne Dakar toog fa ñu ne ma bari waa lébu yi nangam ma ne man de lébu bi ma nekkee université ku nekkul lébu mooy ñëw sama chambre di wut si xam-xam wala leneen donc Bargny képp ku génne na nekkee ambassadeur voilà man moom je suis fier fu ma dem damay affirmer sama Bargny léeg-léeg da ngay génne nit ñi ne noonu lébu nangam mais man de fu ma dem je suis un bon ambassadeur damay xeex voilà di gërëmaat ñëpp si honneur bi ñu ma defal nii daal voilà instant yi émotion bi mu may envahir je ne peux pas tout dire voilà mais xam leen ne daal que je suis un Bargnois bon teint si esprit si lépp daal voilà Bargny rek moo ma ñor daal voilà man sama bopp jéemu ma dem fenn mais Bargny daal na jëm kanam te tout le monde peut compter sur Abdoulaye Gueye quoi voilà je suis dévoué di félicité waat ñëpp parce que fi moom sama famille rek fi ne Tànday Sawlu bi ma amee 3 ans moo ma dalal voilà Tànday Seck Tamba Dabo sama seeru rabal léegi moo ko jënd bi ma nekkee xale sama maam Ndey Xadi voilà Cassis voilà dama fier daal fii moom je me sens très bien voilà di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal wasalaam maa ngi leen di gërëm si teewlu bi quoi voilà macha allah jërëjëf. def na ma góor yàlla su dur yee doomu yaayam jàppale ma lu ma joxoon yow nga jox ma. ngeen ñu woowee incha allah ñu ñëw indi cadeau ni ñu yóbboo fële rek ànd ak waa Bargny initiative citoyenne noonu la ñu ñëwee indi leen cadeau bi nga xam ne moom la commune de Bargny joxe pour bébé bi ni mu sóoraale maternité bi noonu la sóoraale fii donc fii ba le 5 bu ngeen fi amee naissance rek bu ngeen ñu woowee incha allah ñu indil leen seen cadeau muy suñu participation commune de Bargny ci mbir mi. kon ñëwoon nañ fi waaw incha allah indi woon naa ay lot personnellement pour bébé boobu di leen remercier rek ci itam na ngeen ko téye bu rafet ak li ngeen ci dox yépp ñoo ngi fi woon bokkoon nañ ko ak yéen te itamit lu ñëw rek incha allah comme ñun yaay lañu ñu ngi ci protection de l'enfance ñoo ngi ci commune bi fas nañ yéene bépp événement boo xam ne yëg nañ ko rek nekk ci seen côté dina ñëw bokk ko ak yéen ndax Bargny ñaari pàcc la fële ak fii kon nag lu ñu def fële rek yéene nañ ko def fii waaw di leen remercier bu baax di remercier suñu doom yi ñu àndal di waa Bargny initiative citoyenne loolu mooy woon yóbbante bi di leen jox tam nuyu monsieur le maire de la commune muy Gaye Abou Ahmed Seck. macha allah sant naa la jox ma ndey ju ma ndey bàyyi bu ma bàyyi man de gërëm naa la. nit ku baax du ñàkk lu mu bëgg am ko nax la muy def ca xol ba alhamdulillah sant naa yàlla sant naa yàlla sant naa yàlla sant naa yàlla ubbi na ma ubbeeku biir ak biti